On va commencer par Dame, parce que Dame, on aimerait juste comprendre déjà ce scandale, viol suivi de grossesse. Après, on parle de sortie de cette dame, Madame Badiane. mu nekk loo xamante ne quand même ñu bëri ñaawlu nañ ko naka nga ko gisee ak naka nga ko analyser. waaw jërëjëf soxna Néné. waaw loolu moom actualité la. actualité bu tiis parce que sénégalais yi dañoo yeewu rek. gis coow li jóg ñu gis yaayu miss bi toog ak doomam def interview wax ni sama doom lii lan ko def loo xam ni moom a metti te bi muy am dafa am ci jamono joo xam ne ngi woon ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser Miss Sénégal donc depuis des années d'abord man li may wax ci loolu rek mooy li nga xam ne moo xew daf ñu war a andil ay jàngat parce que ñun Miss Sénégal du sunu aada du sunu cosaan man nag dama bokk ci ñi nga xam ne bëgguma ñu may dugal ci ay affaires yoo xam ne lu nu jëlee feneen la te amulul njëriñ réew mi lépp lu nu jëlee feneen lu amal njëriñ réew mi man jàpp naa ne di ko perpétuer lu baax la mais man Miss Sénégal damaa gisul benn njëriñ d'abord bu mu jural Sénégal. mais au-delà de ça. Au-delà de njëriñ bi mu am ak yooyu mais par rapport à ce qui est extrêmement grave mooy waxu viol bi ñu wax ak dégg nga bu baax Miss Sénégal témoignage yu mu jël yëkkati ko par rapport ak ñu ñu leen doon encadrer di leen présenter peut-être ay nit ba ñu war fa dem di loolu ci laay ñëw de nee c'est-à-dire que aujourd'hui il faut ñu nangu ni d'abord il faut ñu taxaw seetlu ci Miss Sénégal importance bi ñu koy jox Sénégal loolu man laay wax d'abord ni man damaa gisul njariñam parce que luy def da nga war a xool lu mu la jural beneen bi nag mooy li nga xam li ci garaaw man lu ma wax parce que moom mu jiiñee nit ñi viol man jàpp naa ne viol moom boo ko jiiñee da ngay andi ay firnde loolu c'est important quand même parce que boo nee nit violé na ma surtout que loo xam ne presque ëpp na 12 mois ou 13 mois par rapport ak fam amee woon nga téye ni cell ak moom xëy na dañuy calculer peut-être suñu société ni mu mel moo tax mënuñu woon a wax ca jamono jam amee mais jàpp naa ne su ko waxoon ca moment ba mu amee le lendemain boobu muy décrire moom ak yaayam su fekkoonte ne moment boobu la wax ni dan ma violé je crois que mbir mi doon na gën a yomb. elle savait pas ce qui se passait. dina gën a yomb ci ñu bari. xamul woon li xew. bu am juróomi weer mais non ci biir ëmb xam nga ëmb moom ban koo bañ a xam ci début bi mais soo dawalee tuuti rek moom parce que dàpp na li mu wax ñeenti weer yi bi mu jotee ci la ñuy doogoon leen wax ni ëmb la dootul fibrome bi ñu doon tiit mais li am solo. mooy même bu fekkente ni peut-être viol bi nit ñi mën nañ cee sikki sàkka mais li leer mooy ndaw si moom ci biir sacram boobu ñu ko defal ci biir loolu ci la li ko dal ko kon nag dañuy interroger wu ci comité d'organisation bi parce que comité d'organisation bi li soxna si ko jiite wax dafa xeebu man wax dëgg yàlla bi ma ko dégloo dama rus ci kàddoom yi d'abord Sénégal yépp di la seetaan nga taxaw naan képp ku ñu yegg ci yow wala ku ñu violé yow la neex di ñàkkal fayda mbir mi alors que yow yaay ki nu dénk xale yi kooku d'abord vraiment bu nit ñi war a ñaawlu loolu la nit ñi war a njëkk a ñaawlu mooy yow lañ dénk doomu jàmbur yi nga woo leen ci loo xam ni da nga leen di présenter ci ay benn compétition yow nga ni ci li leen dal surtout que yow dañ laa tuumaal ne la bi muy am yow fekke nga ko te yaa andi ay étranger yoo xam parce que xale bu jigéen bi li mu wax lu leer la dani ay naar lan ñu présenter yoo xam ni danoo jóge bitim réew ñëw ci compétition bi bin ñëwee ñu toog ci benn rencontre boo xam ne amul dara lu ko waraloon parce que néewuñu fii leen jëmoon ak fee mais dañoo organiser rencontre boo xam ni naar yooyu xale bu jigéen bi wax ña nga fa nee na ku ci ne ñu présenté la ñu tegal la ab naar bu toog sawet mu taw ba caag di raay sama loxo ma gis ni lii neexatuma ma jóg dem léegi daw si mer ci loolu ma def ni ma yow ay kilifa duñ fi toog te doo collaborer doo coopérer ci li nga xam ne moom lañ def loolu rek déclaration xale bu jigéen bi loolu rek soxna Néné Aïcha doy na sëkk pour que ñu jël suñu responsabilité ñun Sénégal d'abord le procureur de la République de autosaisir ñu instruire cette affaire mu leer pour que ñu xam moom Amina Badiane boobu lan lay def loo xale yi ci loolu ak ñu déglu yeneen miss yi parce que yeneen miss yi commencé nañ def ay déballage miss yi nga xam ñoom ñoo ko jiitu dañoo commencé di wax ci région yu bari nga mën cee lim région de Saint-Louis ay région de Kolda ay région de Louga ñu génn di def ay révélation ci ni comité bi di doxee kon jàpp naa ni man lii lu garaaw a garaaw la te kenn waru koo nëppal li am solo mooy actuellement man li ma gëm
bala ñuy wax leen parce que ndaw si moom nit ñaa ngi naan la démissionné non ndaw si moom xam nañ dootul organiser dara moom réputation am yàqu na yàq boo xam ne yaakaar naa ne moom même buñ ko dàqul même buñ dissoudrul comité bi comme ni ko Jamra bëggee te man ak moom ak ñeneen ànd ci di wax na procureur autosaisiru man jàpp naa ne moom même buñ ko dàqul moom normalement moom wóor na ko ni moom mënatu la organiser lu jëm ci Miss Sénégal parce que moom deram yàqu na amatul crédibilité bu mu ko organiser et puis boo ko xoolee da nga gis ne wanewul benn maturité dafa wane rek wax dëgg yàlla benn frivolité boo xam si day déranger képp koo xam nitu dëgg nga kon nag man jàpp naa ni nee na Aïcha ci tënk comité boobu man li ma gëm mooy autosaisinu procureur dinañu permettre ñu xam ñi ci bokk ñëpp ak ñi ci laale ñëpp ak lan parce que mënuñu jël ay doomi jàmbur ñu nekk ci dëkk bi ñu yaakaar loo leen lu rëy rëy andi leen ku ci nekk di dundee yaakaar ñëw ñu bañ dugal leen ci ñu ay xale yoo xam ne ay xale yu naïf lañ ci âge bi ñu nekk ñoom ay mag jël leen entraîné leen ci loo xam ne ñoom waxuñ ci parce que ci seen point de presse bi ñoom tontuwuñ ci li leen ndaw si tuumaal ñoom ci ay généralité lañ nekkoon ñoom ña fa nekkoon ñëpp alors que ndaw si dafa dut baaraam ci comité bi ni muy organisé woo ak ni ñu mel ne ñuy def di mel ne ñuy jaay xale yu jigéen yi tubaab di ko wax proxénétisme nga xam ni vraiment ñoom xale yu jigéen yi ci témoignage yi ñu def day wane ni kon ñiy organiser affaire bi dañoo mel ne ñu doon jaay xale yi ba maa ngi rafetlu li waa CFAO def wax na ñoom retiré wu nañ mais jàpp naan dañuy seetal seen der par rapport ak seen label parce que lii kenn bëggul ko la ci tudd mais dañ ci profité aussi wax yeneen partenaires yi nga xam ñoo doon def seen xaalis parce que Miss Sénégal même su doon lu baax la man dama jàpp ni bu dee lu baax la dañ ko waroon normé ba ñu xam xale bi ku ci gagné wala ku ci topp ku ci ne lan ngay am comme ni ñu koy defee ci yeneen compétition yëpp mais loo xam dañuy exposer xale yi jox leen ab groupe boo xam ni lu leen neex la ñuy def ñu mel ni ñuy jaay xale di leen wutal di leen macro parce que loolu lay signifié parce que li xale bi wax as macro su leer dañ la loo xam ne kenn mënu koo werante maintenant nag ndax dañ koo violé ndax violé wuñ ko ndax foofa lañ yeggee ci moom loolu jàpp naa ne autosaisine bi procureur def jàpp dina ko leeral dina mën a leeral lépp li nga xam moo ci am mais man jàpp naa ni lii moom lu ñu war a jeexal la parce que man gëw ma ni lu ñu war a continuer la dañ cee war a profiter ñu dissoudre comité d'organisation bi ba noppi nag ñu taxaw waxante dëgg te ñu instruire ko bañ ko nëpp-nëppal ku ci nekk loo ci laala ñu wax la parce que xam naa jàpp naa ne dina am lu ci leer nëpp-nëppal sax amaana peut-être du ci am te même par rapport ak organisation wu Miss Sénégal je pense que dinañ ci def ay jéego parce que dafa am yenn Miss yoo xamante ne ma koy cité Miss Sénégal 92 moom génnoon na quand même di def déclaration pour que ñu mën a réguler secteur boobu dénk ko peut-être ministère de la culture ak du tourisme donc loolu yëpp daañu ci ñëwaat mais ñu ngi waxu Cheikh Gueye dissoudre comité d'organisation bi mais pour l'instant est-ce que cette question ne va pas au-delà de li ñu war a dissoudre parce que peut-être amaana mënta ñàkk dissolution boobu mais est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser au-delà parce que Miss yi ñu ngi génn ku nekk ci ñoom di commencer di def ay révélations lii wane ni que c'est que la partie visible de l'iceberg mu nekk loo xamante ne quand même c'est à déplorer. damay d'abord jiital nuyoo jëmale ko ci kilifa diine yi nga xamee ni ci seen loxo la ñu nekk di leen liggéeyal di nuyu tamit ki nga xamee ni comme man ak sëñ Saliou ñi ngi fi ñu beral nuyoo góor gi Yérim Fall mi nga xamee ni bokk nañu yar bokk ñu tette nekk suñu guide donc ñu ngi koy beral nuyoo bu ñuy seetaan wax ji moom dafa mel ni sëñ Dame wax na lépp donc duma ci sori li ma ci bëgg a dolli rek mooy jigéen ci réew mi war nañoo gën a bàyyiwaat xel seen taxawaay walla taxawaay bi ñu am jëm ci ñoom seeni moroom ci ñoom am ko waaye it góor ñi en général am ko ci ñoom ndax dafa mel ni marchandise lañ leen def du ma sax rëy yem sax ci maanaam lii fi xew mais soo xoolee ci jànq yi xool ci ñi nga xamee ni li ñu fiy dégg ci ay viol en général ci dëkk bi violence yi ngay dégg yooyu yëpp wane na ne war nañ leen a gën a bàyyi xel surtout que dëkk boo xamee ni ginnaawal na ay jigéenam dëkk boobu du dem ndax d'abord ñoo fi ëpp ci tolluwaay waaye rôle bi ñuy jouer
tamit ci société bi dafa mooy jiitu kon lépp lu ñu takku woon ci jàppale jigéen ci yar jigéen teg ko ci diine teg ko ci jikko yu baax loolu luñ ci doon def war nañ ko yokk ndax soo xoolee li fi xew yépp ci loolu lay aju kon man loolu rek laa ci mën a dolli daam li mu wax matale na li ci yoon war a def na ko yoon jël def pour une fois am na autosaisine ci question bu mel nii donc loolu c'est très positif ñuy espérer ne enquête dina ci am lépp dinañ ko leeral bu loolu weesoo tamit secteur yooyu nga xamee ni mooy secteuru ay miss loolu